Auzu billahi mina shaytani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la 98.5 FM. Il est exactement 13 minutes après 14h. Nous nous retrouvons encore une fois avec Rose Sel. Aujourd'hui, nous avons comme invité Oustaz Alioune Sall, Benoît Diop et il y a une autre. Rose, présente-la moi. Tout à l'heure, quand tu me l'as présentée, tu étais occupé. Tu étais occupé. Donc déjà, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ñu ngi nuyu auditeur u Sud FM, auditeur u À vous l'antenne. Di balaa ma lay présenter sama mbokk mi toog damay dalal ak jàmm suñu kilifa bi nga xamante ne moom moo nekk ak ñun muy Oustaz Alioune Sall di ko remercier ci teewaayam ci suñu invitation bi. Keroog lundi waxtaanee nañu sujet bi nga xamante ne mooy les hommes góor yi nga xamante ne diñ leen di entretenir jigéen ñi ñoo leen di entretenir ca ñu commencé ko ca nga baal ma ci kàddu bu dee jubul ca ndoxaan ba ci biir sëy bi sax waxuñu ko mais jubul waaw boo paree oustaz nga jàppale ma si ca labat ba ca ngoro ga waaw maa ngi jéggalu kon ci kàddu bi waaw kay donc ca labat ba après ñu continuer ko noonu wala boog en tout cas daal ca labat ba lu ci ëpp loolu la ñu gis léegi wala góor yi naan duma takk jigéen boo xamante ne amul dara ñu bëggoon ci ay leeral ci suñu côté boobu noonu donc ñu lay nuyu oustaz di la dalal ak jàmm ba pare surtout yan condition ni ñuy takkee ñaareel ak ñetteel ak ñeenteel boobu beneen affaire ay ca oustaz ñu ngi lay dalal ak jàmm bismillahi rahmaani rahim subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu Abdoul Aziz ak sunu mbokk mi Benoît ndax masque bee taxoon xàmmewuma ko di leen jaajëfal xam nga léeg-léeg yu mel nii comme da ngeen di àgg foofu da ngeen di ne lu ci diina wax waaw woonu ñu ne lii la ci wax du wàññi dara waaye bu mu doon lii la ci diina wax muy ab information na doon li ci diina wax mu nekk formation bu dee information mooy da ngeen ni ñëw woote pour xam point muy information loolu nag dañ koy bàyyee ñoom Maodo Faye ak Lamine Ndiaye ak ñoom seen ñooñu bu dee formation nag ngeen dox na ko ñun ñu wax ni lii la ci diina wax su fekkee casaana ba lañ nekkoon ñu bàyyi bu fekkee nekkuñ ci woon ñu def. merci jaajëf oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax léegi nag ma présenté la sama xarit sama sœur Marème Faye lañ koy wax du Marème Faye nag bële Marème Faye bii la waaw Marème Faye bii la Marème Faye nekkoon ci groupe bu ñuy wax les Cruellas mooy ñi nga xamante ne ñu njëkk def one man show comédie pour reetaanloo nit yi ci ay jigéen fii Sénégal te ba ñu amee ba tey ba ñu ñoom ñaar ba tey ñu ngi nekk sax mais ba ñu defatulee show ba tey kenn déggatul jigéen yuy def loolu donc on trouve ça aussi dommage si mois de la femme bi ñu profiter aussi dugalaale côté boobu tuuti rek mais Marème ñu ngi lay gërëm di la dalal ak jàmm. bismillah Marème Faye Sall. non on va dire Marème Faye Sall. tout court am nañu Sall suñu plateau macha allah. Marème Faye tout court merci beaucoup pour l'invitation Rose en tout cas c'est un grand plaisir ma ñëw toog fii ci plateau bi di nuyu Benoît ak Oustaz et tout le monde voilà donc comme tu l'as dit je suis comédienne donc voilà je fais du théâtre et avec Mada c'est vrai les Cruellas et tout ça mais bon on va revenir sur le plateau Inch'Allah du yàgg Benoît bonjour Rose bonjour Benoît gis naa la yow da ngay nuyu Benoît dama gis démb Benoît ci télé bi Benoît noppi toog tiitalul yuuxuwul xuloowul deful ma ne kon kii daal man la ñëw bëgg a ñëw traumatiser ma ci sama plateau À vous l'antenne non boobaa man xam naa la mu doon xalaat te xam naa ne oustaz Alioune Sall la doon xalaat sama wet ndaxte bu ñu ko dee oustaz Alioune Sall mooy ñëw Benoît la xaw na jaxasoo nag waaw parce que oustaz moom ma koy nuyu di koy beral sax nuyoo parce que dama koy yàgg suivre merci franchement muy référence Sénégal boo xam ne dañ leen soxla dama daan yeewu sax fajar di koy déglu moment bu nekk déglu naa ko seetaan naa ko merci xam nga donc di koy rafetlu ci plateau bi jërëjëf et puis di nuyu Marème et puis di nuyu Rose
et puis di jottali nuyoo koo xam ne dama koy may émission bi tey ñu koy wax Ousmane Kassé. mi ngi à la foire fii impôt des domaines daf leen di suivre. nee na ma mënul déglu beneen rajo lu dul Sud FM. gannaaw bi damay dugg rajo otoom sax bu jàpp Sud FM ba siy xaru. des fois ma ne ko doo dem si mbalax ba fële mu ne ma non booy bàyyi rek ñu dem si Sud FM quoi parce que c'est une rajo professionnelle la quoi. macha allah donc di nuyu auditeurs yi ñuy seetaan ñëpp. et puis am mbëgte tamit toog tey mun a échanger ak oustaz jàng si moom ak loo xam ne tamit peut-être dinañu jëriñ ëllëg daal. jërëjëf. alors Aziz. man bu leen rek laa maa ngi ci jàmm maa ngi sant bu baax man nuyu ma la sax damaa nuyu sama invité yi ba pare soog laa nuyu. non maa ngi sant bu baax alhamdulilah man fu mu nekk nii leen rek laa bëgguñ tàmbale dama koo yàkkamti ba nga xam ne ndaxte keroog moom la ñu tëjee ci waxuma togg bi. xoolal kii di jour bi commencé ay ñaareel. kooku xanaa balaa ñuy wax ñaareel kay bàyyil bën waa wax. waaw kooku moom mun naa ko wax. peut-être am na koo xam ne xam-xamam dinañu si leeral. parce que keroog oustaz dama toog fii ne góor mooy sëy. lu tax ma wax loolu ma dem ba ne ñun est-ce que duñu jaarale suñu culture des fois ak li l'islam wax parce que dama dégg si koo xam ne dafa am xam-xam mu ne dafa ñëw wàcc jabar ji toog si kër gi mu ne ko jógal defaral ma reer moom ku góor ki moo ñëw ne wax ko noonu jabar ji am ku am xam-xam ne ko bu yeboo ngeen wax ko mu dem baalu jabar ji parce que loolu du cëram donc ma ne woon su ma ñëwee fii dinaa ko poser ñu xool ñun suñu culture lan la ñu wax ndax dañ ko war a méngaleeg li nga xam ne su may wax religion fépp mooy ñaar yépp parce que Sénégal pays laïque la mais ñun si religion bi ñu nekk lan la si sañu religion wax si domaine boobu ma posé nekk góor moo war a sëy moo war a jox jabar ji mu lekk bég naa lool ci jataay bi ndax fi nga tàmbalee su boobaa li ma doon junj loolu lay am daana la seetaan ci jataay ngay jël ay taxawaay yu am solo taxawaay yu nag mooy tax xam-xam génn ci lay déglu mën naa mu jàpp ne waaw kii moom laaj mi laaj fekk na bu laaj boobu amul xam-xam du génn góor ak jigéen bu ñu nekkee cib sëy góor mooy dem wuti jigéen nangu mu am góor mooy dem wuti jigéen nangu mu am kon sëy am laa bëgg a wax bu sëy amee ku ci nekk dañ na la lii mooy say àq lii mooy say wareef kon ñaar yëf la ku góor ki lii mooy ay àqam yi mu am ci jabaram ku jigéen ki lii mooy ay àqam yi mu am ci jëkkëram soo ko dee seetlu àq jëkkër ji mooy droit jabar ji devoiru jabar ji dafa naa noonu la. àq jëkkër ji mooy devoiru jabar ji su boo ko wëlbatee nag nun lay nekk àqu jabar ji mooy devoiru jëkkër ji su ko defee àqu jabar ji mooy dañu ne ko juróom yu si jëkkër la ko ameel bu ci benn manqué bu la neexee nga taaj woote wax ne sama jëkkër bii dafa manqué su ma ko daan wax mbàkk si la dama ne ko bind yóotal bindukaay mu bind wa bind na bind ki bind sa bind su juróom yii la góor ñi ameel seen jabar yi wa na ki sa su wa mooy di ko joxuk ay na mooy di joxe dépense ki mooy di ko jël ay yére sa mooy matal can ga su mooy wutal ko fu mu dëkk léegi ki wàcc na jabaram may jox ma ndox wala may ma ndox wala may ma reer wala lemal sa jaada gi wala yëkkatil nangam loolu lañ tuddee urf ci ñun loolu mooy urf mooy lii bu la warut nga jógal nga def ko it ci urfu maanaam ci sunu tëgginu diine te sunu tëgginu aada te yàqul diine mooy jógal nga def ko mais nekkul si diine bi diine ji waxul ne na togg na fóot na root na paasi diine ji waxewu ko noonu waxu ko c'est pour jigéen nii déedéet waaye daa wax ne yow mii kuy jigéen yaa amel sa jëkkër benn baat mooy topp léegi nag li feek topp gi demul ci luy merloo yàlla ñu ne mën naa dem waaye nag bi mu ñëwee ne ko may ma ndox ma naan su ne ko woon mayuma la ndox sëy ba day tas léegi kuy am baakaar foofu kuy am baakaar xaaral léegi bi ñu ne ko da ngay topp
te topp rek lañ ko wax. mais kan na ko wax mu topp oustaz. waaw ki ko wax suñu culture wala suñu aada. déedéet suñu diinee ko wax mu topp. waaw suñu diine d'accord. moo ne ko mu topp. ginnaaw day topp nag duñ ko ne agsi nga fii moom bu ko fi topp lu dut muy luy merloo borom tabaaraka taala wala mu koy dugal ci bokkaale. su fekkee yu amu ci rek kon su ñëwee sañ na ne ko jox may ma ndox ma naan sañ na ne ko lemal sa jaada gi sañ na ne ko demal woo li ma diw. noonu la ko yónni la noonu la ko jigéen ki amee tamit bu ñëwee si kër gi ne jëkkër ji dox dooma jëkk defaral reer. ah waaw su boobaa. mën nañ ne aha kay mais. waaw oustaz nag mais boobu ma jaaxal. waaw kay moo jaaxal ñëpp it. waaye nag fii lay nekk. aha kañ mais pour lan. parce que su boobaa xam nga jigéen dañ ko ne kaay nga dem sa kër jëkkër suñu borom mu ne arijaalu qawwaamuuna ala nisaa bima faddala bi adum ala ba'din wa bima anfaqu nee na góor ñi laa sant ñu taxawu jigéen ñi taxawaayu mott li des bi ñu ñëw seen kër li tax ma sant leen ko nag mooy damaa def ci yéen li ngeen di def ci seen poos pour jox ci kër gi wala pour jox ndaw suñu may la ko kon sañ na ne ko may ma ndox sañ na ko may ndox moom it waaye bu ñëwoon ku góor tam nga ne ku góor ki jabaram ne ko may ma ndox. non defaral ma reer. waaw defaral ma reer moom fii ci suñu réew mii. bu ñu toppee laaj gi ma doon wax léegi. defal ma reer su fekkee dara jotu ko du defar reer wërte defar reer. lu tax. waaw parce que li tax mooy. arijaalu qawwaamuuna ala nisaa la alquran wax ba muy jeexal daf ne qawwaamuuna ala nisaa bimaa faddala ba'duhum alaa ba'din wa bimaa anfaqu wala boog déedéet damay jom ci laay jëlee laay ji daal wax ne wala hunna mithlu llazi alayhinna bil ma'ruf luy loolu mooy li la sa jabar war a defal war nga koo defal. waaw xam nga foofu leew. waaye daf ne nag wali rijaali alayhinna daraja mais nag. góor lañ jox benn xam nu ngeen ko tuddee ci tubaab. wala benn puissance mu xaw a jóg. boobu très bien. boobu nag mooy tax mu sañ na ko defal ma nangam te moom du ko sañ na ko defal ma ko. waaw mais oustaz. bu dee ci demal toog gi reer. ju góor du ko wax jigéen du ko wax. oustaz loolu est-ce que yërmande mi ngi fa. parce que jigéen bi mun na ñëw rek feebar. ok non xaaral pareegu na. mun na ñëw rek am lu koy metti moom si boppam. waxul jëkkër ji dara. jëkkër ji wàcc. ñëw toog fekk ko si canapé bi. mu ne ko s'il te plaît. wala ni ñu koy waxee wolof ak yëpp est-ce que doo ma defaral ma reer. yem si. loolu kay su xasee dugg. non te jëkkër ji xamagul ne kii am na lu ko jot. ba tey loolu su xasee dugg. waaw nga xam ne léegi feebar a am. bu ngant amee lu mu ko sant mën na koo defal. ngant moom lislaam da ko tëral fu bare bari ne. lii mais communication oustaz des na foofu de. acca. mais baax na léegi dama am leen loo xamante ne c'est important j'aimerais bien que ñu wax ko. c'est vrai que ñu leeral comme ni nga bëggoon mu leer ci ba ñuy tëj. c'est important mais bu ñu fàttee tamit ne que il faut pas que ñu accentuer yëf yi ci wareefu góor bi ak wareefu jigéen bi si biir sëy bi. parce que fi ñuy waxee moo dafa am loo xamante ne dafa am solo ñu wax ko keroog paree guñu. mooy. jigéen yi nga xamante ne góor yi nga xamante ne tey parce que loolu moo am léegi Sénégal dafay bëri ñëpp xam nañ ne góor yu bëri duñu demati léegi ci jigéen tant que xamuñu lan lay liggéey tant que xamuñu lan la revenu wam lu muy am ñaata la danga ciy dem ba dégg ñu ne la duma takk cas social wax boobu noonu ma laaj d'abord Marème mu intervenir au moins nga mun a nga profité waale duggaale ci antenne bi. Ok duma takk cas social. loolu ñu wax de duma takk cas social. Bon je pense que àdduna bi tëddee na noo xamante ne fi ñu nekk nii góor ak jigéen yëpp ku nekk da nga war a am je veux dire kër ku nekk instant yi mënuñu ko jël rek wekk ko ci góor jigéen tamit mënul toog rek naan góor bi moo war a andi dundatuñu loolu te c'est pas ce qui se passe au jour d'aujourd'hui au Sénégal bu ñu ne góor moo war a dundal moo war a sàng moo war a xawma lan c'est pas ce qu'on vit dans nos maisons au jour d'aujourd'hui tey jii nii jigéen day fay jàngu doomam jigéen day dundal këram jigéen day solal yére da koy mais dañ koy def. mais waru ko. mais li tax waru ko man pour man war na ko aussi que nu mu waree ku góor ki noonu la waree ku jigéen mais kii si labat bi lay wax de. ci labat bi waxul takk de. non mais ci labat bi ak ci mariage bi yëpp ah. même voilà même si labat bi man en tout cas.
man je suis pas pour le fait que ne ku jigéen ki dafa war a toog rek góor gi defaral ko lépp. même ci labat. même ci labat bi. da ngay dimbale ki lay labat. non man ki may labat mën naa ko inviter restaurant. non waxuñu ay restaurant yooyu. yooyu ay. ça veut dire entretenir en quelque sorte en général. entretenir. entretenir du toog sax jigéen di ko invité restaurant mu koy bàyyi muy fay. non en général en général mais àdduna tey dafa toll fu nga xamante ne jigéen lu góor mënoon mën na ko lu góor doon gagné mën na ko gagné donc on a des femmes qui ont un bon salaire. boo xamante ne mën nga peut-être que mën nga génn ku nga xamante ne amul niveau bi nga am donc pour man ça ne me dérange aucunement ma jël chemise may ko ci biir même ci biir labat bi wala même sama biir kër sama jëkkër et tout ça je veux dire man en tant que femme ça ne me dérange pas. Madame Faye Madame waaw parce que. waaw oustaz ñoom madame ñu ngi ci benn monde boo xam ne moom. beneen monde la. ah dégg nga loolu. ah moom la ñuy dund fii de. góor dañu ne ko sa kër. xorom sax bul bàyyi sa jabar jënd ko. waaw nay leer ma. xorom sax ndax wéb maa anfaqu dégg nga xam nga boo demee ci diine yi juif yi bu nit ñëwee bëgg a takk mareem dañuy seet li muy am nu mu toll. si juif yi. ba waaw ba bu kii jëndee potu meew ci 50 euros kii dana ko delloo 25 euros su boobaa lii kii di wax ni loolu mooy ñëw si waaye liñ bëggoon góor te moom mooy li ko war mooy li ci kër gi lépp ci dépense moo ko yore bon waaw gis nga même ci picc yi piccum góor li ci ëpp mooy wuti lu ñu lekk picc mu jigéen li ci ëpp mooy defar kër gi soo demoon ci monde picc yi wala nga dem fii juuj àllu juuj la xom ñu ko tuddee yooyu am na picc yoo xam ne boo leen xoolee bu baax a baax ñi ngi tudd toq kenn kaa ngi tudd jëgg donc ñun tam suñu diine loolu lañu wax waaw yoral sa kër gi dépense añ ak reer ak ndékki loolu góor lañ ko sant ba demee na ba nga xam ne ku góor ki joxe dépense ba tey léegi peut-être tey fanaanawul dara wala yorul dara ku jigéen ki buy def na ko góor ki assuré ne moom mooy def damaa leb daa la fay gis nga nag bu loolu amut xanaa ku góor ku jigéen moo yor këram ban waa xam nga luy xew day mu jàgg kilifteefu kër gi ñàkk a joxe bi nga ñàkk a joxe daf lay jàpp su mel mbokk mi wax Iran Ndaw yàlla na ko yàlla yokku wér nee na boo duggee ci oto gis ñëpp yi xuloo sa chauffeur bi waaye nañ dem jot na nga gis ku ne cell duful dara dañ ko yóbbaale waaw mais oustaz doguma la yàlla na bu la yàlla dog amin dama xaw ma ndax si yow laa ko déggee peut-être di nga ma ko leeral tey incha allah mu ne góor bu tolloo si takk am 25 ans mu am bañ a am dafa war a takk man mii maa ko waxoon waaw yaa ko waxoon waaw léegi oustaz yi nga fi jot a lim nii yëpp nga xam ne boo joxewul kër gi xaw a yëngu kooku naka lay yoree jabar oustaz ok laaj nga laaj bu rëy man mii maa waxoon ne yéen xale yi man kañ dama la rusoon rek mais xamoon naa yaa ko am nga yàlla xam ne moom dama ko yàgg tee sama xel am solo la waaw ma ne ko soo mënee takkal teg ca soo mënut takkal ndax jabar duñ ko man dañ koy mat jabar duñ ko man dañ koy mat li nga yor ba jàpp ne moom nga am ba mën a takk dama am koo xam ne kii lu ca dara te mën a takk oustaz leeragul de dana leer mooy yor bi du mooy li tax nit ki takk su ma yorut du ma takk déedéet takk jot na takkal wax mais oustaz yàlla dafa ne li nga fi lim 5 li nga fi lim yëpp waaw wax mais oustaz tamit koo xam ne yorul penny mooy wecc bi gën a ndaw si dollar américain mais kooku oustaz tamit ak li nga fi lim yëpp ba pare ne kër gi bul nangu mu yëngu bul nangu ñëw toog te doo joxe kooku nga bëgg mu takk daa am lu mu yor lan la yor ok bi yonent bi di jàngale kuy takk li mu yor daf na ko yor ñaar rek mën ngaa takk
diine ak jom. isa atakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fazawwiju diine ak jom ku yor diine ak jom rek mën ngaa takk. li baaxut kay mooy amoo jom amoo diine. bëgg a takk bëgg a takk. wax mais oustaz man ba léegi tamit des na penchant bi de. ah ci ñëwal. non penchant bi mooy samay insister quoi. non xam nga man lan laa xalaat si loolu. ñu wax ko. fi oustaz di waxee ku am diine ak jom. mun ngaa takk. Mariam gis naa la ngay ree tamit et c'est bien parce que tu vas nous dire pourquoi yow nga xalaat peut-être que yow le contraire nga xalaat xam nga on est deux femmes certainement. yoo xamante ne on va avoir ay opinions yu différentes. déglu bu baax diine ak jom mun ngaa takk ku am diine mooy yow am nga sagesse. mbaax mu ngi si yow. dal mu ngi ci yow yërmande mu ngi ci yow parce que loolu yëpp mooy enveloppé diine. ku am jom. mun ngaa takk jabar ndax ku am jom doo xëy mukk toog ne yëlëb jàpp sa ñaambur di xaar luñ la defal ak luñ la defal. waaw mais nit mun na boole da ngay jug mun na boole yooyu nga wax yëpp nga ne defal ndànk nit mun na boole waaw vas-y mais ma yeggali boo gisee maçon nga dugg ne sëñ bi am na kii mun naa yëkkati sax mun ne la ay ca yëkkatil ma fay la 300 nga indi ñëw joxe. ak yomb ni nga ko expliqué. non yomb na mais am na ñoo xamante ne tey ñu ngi def loolu. am na góor yoo xamante ne ñu ngi reyantee noonu. mais est-ce que aussi le truc là. ce que ça cache c'est-à-dire que ne loolu dañ koy teg parce que c'est un privilège bu nga xam ne dañ ko bëgg a jox góor yi te xam nañ ne àdduna bii ni ñuy dundee fii qu'on se dise la vérité doxeewul noonu parce que au jour d'aujourd'hui góor boo nga xamante ne mooy téye këram de A à Z man gisatuma ko. am na xaritam bu ñu koy woote Abdou Khadre duggal ci ligne bi ñu dégg la. non xam nga wax moom yomb na wool ma jabaru Abdou Khadre mu ñëw fii daal confirmer li Abdou Khadre wax. mais le truc mooy. je peux te donner un exemple doguma la. man sama kër bi ma fa nekkee nanguwuma sama jabar dépenser xorom. maa daan dem marché maa daan dem dugg jàpp yëpp keroog. oui loolu am na góor yi ba. mais xam nga yow loolu yaa nga wax waxum togg. non waxum ration si kër gi ma ne ko du joxe dërëm si kër gi comme ni ko. mais moom dafa lu muy c'est-à-dire que affaire bi dafa sew de. c'est-à-dire que dal carax yu muy sol sax yaa ko war a jox. moom laa lay wax. létt bu muy léttu ji yaa ko war a jox. lenn laa ko yaa ko ne ko sa liggéey li ngay liggéey soxlu ma si dara waaye da nga am doom am ay parents. man loolu boo ko defee yow la. man sama kër lu fi am maa ko. waaw mais xam nga doom boobu nee nañu ci l'islam yow sax yaa ko yow la yemboon. dama leen di defal. voilà ce que je veux dire en fait le truc mooy. man je pense que ne au jour d'aujourd'hui vraiment adduna moo tëddee noonu aussi adduna moo tëddee noonu xëy na lu yomboon démb yombatul tey. xëy na démb mënoon nga toog parce que cere la ñuy reere bu ñuy xëyee suba siim ko ndekkee ko dem ceeb bi ñu bay ñu ñëw togg ko et tout ça mais au jour d'aujourd'hui am na foo xamante ne dañ àdduna toll na fa. c'est kii ñu jël ñu nekk si ligne bi en attendant ñuy eggali waale. madame wax noonu xaaral ñu eggaat fa parce que loolu am na solo salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bismillah ñu ngi lay dalal ak jàmm. maa ngi leen di dalal yéen ñëpp di leen nuyu di leen sant Tata Rose. waaw kooka la Mohamed. Mohamed Thiam. Mohamed Thiam naka di tey. waaw ça va alhamdulilah sëñ Abdou Aziz. sant bu baax a baax. di la nuyu di la sant di nuyu suñu ustaas bi ustaas Aliou Sall. merci. waaw yow yaay suñu maître fu ñu nekk de fajar yow la ñuy déglu yow ak Mbacke Sylla. waaw lu ñu manqué woon suñu diine ñëpp yéen ñu koy mottali. yal na yàlla fay leen ko. amiin defal leen ko ci seen. jërëjëf amiin. jërëjëf amiin. waaw bon waate mi ñu ngi koy nuyu di nuyu soxna Mariam boobu. ñu ngi lay fay. vraiment débat bi macha allah. merci beaucoup. waaw mais damay intervenir ci côté bon waa lu mu wax. mu ni góor bu ñëwee këram. warula sañ wax jabaram jox ma mag ak reer ak kii parce que ma yaakaar naa nit ki buñ ko santee mu dem wuti parce que dañ commencé départ ba si suñu diine l'islam góor mooy gis bëgg joxe cam joxe may jabar bi kii joxe warugar joxe cam joxe lépp ñu may ko jabar bañ nañ ba ñu may ko jabar waxuñu sax ñu jaay ko dañ koo may waaw léegi kooku bu fekkee ni dañ ko sant mu yore kër gi xëy di dem wuti mën naa dem wuti ba pare ñëw bu wàccee togg reer balaa muy xëy mu defar ndekki balaa muy dem mu togg añ bàyyi fa ñëwaat
nañu xool ñun société yu koy def comme tubaab yi. tubaab yi boo gisee góor ak jigéen ñëpp ay joxe can ñëpp ay joxe dot. ñaari tubaab bu góor ak bu jigéen bu ñuy sëy ñoom ñëpp ay joxe dot famille yëpp ay joxe dot. c'est comme Sénégal tamit ah. Sénégal tamit. Sénégal. ñaari famille yëpp ay participer ci mariage bi. non c'est pas forcé ku góor ki mooy joxe lépp mariage bi lu ñu koy def ak togg yeeg yëpp ku góor kee koy jox. Mohamed boobu moom. Mohamed laaj boo ñu laajee ñu jigéen ñi ñu wax la. li ñuy dépenser sax mooy ëpp. li ñuy joxe ci doon. non nee naa leen ñoom beneen oustaz nee na ma man damaa nekk ci beneen monde waaye Sénégal ñu nekk ci beneen monde bëri na. ko bàyyi bu wax. ay kooku yéen a ko bëgg a def parce que yéen a bëgg xew. man soo leen ma laajee ni ma joxeel 1 million ma joxe 1 million. pare naa si yéen nag boo leen bëggee def lu ëpp 1 million yéen a koy def parce que yéen a bëgg jotaat seen waru seen natt yeeg seen yi leen lebale woon yéen bëgg ko kii. loolu cérémonie bii la quoi li ci topp yëpp ñoom ñoo koy def quoi. ñoo koy def parce que xoolal su ma amee doom li ngénte moo tax ñoom dañuy ngénte parce que dañ ci am intérêt. ok Mohamed. Voilà. Merci beaucoup Mohamed Thiam. ñu ngi lay jaajëfal bu baax Mohamed fidèle auditeur suñu. mais man dama bëggoon laajte une chose ah. non ma am na leen lu mu bëggoon. waaw kan moo ci nekkoon. Basé Aziz. waaw non leen nag laa bëggoon laajte oustaz moo di sànq dafa am lu mu wax moo di. sa jabar. bu fekkee mënuloo. sa jabar dépensé. ci kër gi. pour dund kër gi. donc yow góor di jëkkëram. normalement da nga ko war a delloo. c'est-à-dire que lépp la. waaw bor la. da nga ko war a delloo. waaw lan mooy kii oustaz boo ko fayul. boo ko fayul da ngaa amee bor boo fayul rek. te loolu da nga koy layoo. ah bien sûr. da ngaa amee bor boo fayul. yokkal kii. gars yi bu dee dégg bu baax lu oustaz yi wax. parce que am na parce que lii c'est important. mais loolu nit ñi xam nañ ko. mais buñ ko def loolu nit ñi xam nañ ko. mais oustaz ñaari yëf moom. mais oustaz waaw ñu dégg mais oustaz soxna si mën na ko may. bien sûr su ko neexee waaw bu ko ñaanee. léegi ñaari yëf moo am. xam nga dafa am monde boo xam ne. monde boo xam ne ñu jàngee néegu sëy bokkut ak beneen monde bi ñoom ni ñu jàngee néegu sëy. bu fekkee ne kuy góor dafa bëgg a jàpp ne day bàyyeeku ci kër gi. wàcc lépp waa kër gi. am koo xam ne kii dafa jàpp ne moom déedéet loolu kenn du ko def da ngay jël kër gi lépp. gis nga kee nga xam ne dafa bàyyi kër gi balaa dajale fukki dërëm dana am coono lool. kii ne mooy yor këram saa bu xëyee suñu borom jox ko lu mu yor. gis nga bu ñu doon bu ñu jël fa assise ñu yóbbu ñu séminaire. bu ñu dem séminaire. ñoo yóbbu suñu bopp rajo bee ñu yóbbu am déet bu àgg mu wutal ñu ay néeg wutal ñu benn salle bu mag bu ñuy defee yëf yi. waaw bu ñu noppee peut-être sax mu wutub enveloppe jox ñu. suñu borom nag noonu lay def moom it boo fi yoree kër bàyyi ko jigéen ñi. mu bàyyi la ak sa bopp rek ngay kot-koti. mais oustaz waaye boo ko yorlee sa bopp. suñu borom nee na ni ngay joxee laa lay jox. ñun tamit dañoo bëgg jigéen bu foo yox li jigéen bi jël dara nag mu yëg na tey borom këram jëkkuwu ko. mu yëkkati def ci kër gi may ko ko. xolam seet na ci guy dana ci am tuyaabu ju réeréeréy. su fekkee ku dul maye la. mu leb bu jamono neexee nga fay jamono ñooy. oustaz. ñu jël ko nekk ci ligne bi ba pare. asalaamaaleykum 88 628 98 90. na ngeen def. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. ziar bu baax di kontaan seen émission bi. merci beaucoup jaajëf ñu ngi lay delloo ziar. tey moom xam naa du ma polémique lu bëri parce que xam naa ne Cheikh Aliou Sall dina ma toogal foofu. Cheikh Ibrahima waaw dëgg la de. man maa woote woon keroog léegi bi la. Sow jërëjëf mais waaw. sëñ Aliou. waaw Sow da ngay tey. waaw ñu ngi kontaan bu baax a baax tey moom du ma polémique trop. ndeysaan parce que Cheikh Aliou Sall mu ngi ma toogal foofu. incha allah léegi benn waa rek laa bëggoon laaj benn question. dama dégg mu ne bu nekkee këram mooy def lépp léegi ma koy laaj bu nekkul ci kër ga nag léegi nu muy def waa kër ga nu ñuy def. ndax dama yaakaar ne nit. bu fekkee ne da ngay assumer ses responsabilités. ce soit nga nekk fa ak nga bañ fa nekk moo yem. ça veut dire. c'est ça ah. su ma nekkul si kër ga kañ dépense baa ngi fa.
comme ma parce que boo waxee lii rek bu ma fa nekkee ça veut dire que boo fa nekkul lu mu jëlee. d'accord déggin la rek day assuré fépp. déggin la rek. léegi boo muñulee ku mënul yàlla tegul kenn lu mënul. dëgg la. mais góor moom yàlla teg lépp. beneen bi itam wax nañ ne jigéen dafa war toog si këram yar njabootam nga ne fu mu ko bind. laaj ko Alioune Sall dina wax fi mu ko bind incha allah. seen émission bi baax a baax a baax. Cheikh Ibrahima Oustaz man ba léegi am na foo xam ne moom maa ngi siy dute. macha allah c'est normal. parce que da nga ne yàlla buur bi dafa ne. takk leen waaye daf si def point d'interrogation teg ay conditions. waaw léegi nga ne ñaar boo ko amee mun nga takk. muy jom ak diine. mais Oustaz. yàlla jox na nit jom ak diine. comme ni ko Rose waxee. mu jóg di dem fu ne. mu tëj bunt yi rek. ay at mu tëj bunt mi yor jabaram di souffrir moom miy souffrir te bari na ci Sénégal bi. mais kooku est-ce que waroon na jël décision pour takk. waaw. mais nag. waaw mais condition yàlla yi kon. dafa ne boo leen ko munee ngeen mun lii ak lii ak lii fan lañ ko war a teg. kon bi muy wax dafa waxul ne boo leen ko mënee lii ak lii ak lii. lan la wax suñu borom daf ne. takk leen ñaar. mbaa ngeen takk ñett. mbaa ngeen takk ñeent. après. su ngeen ragalee yemale. yem leen ci benn ndax takk ñaar te yemalewu baaxut. waa léegi li mu wax noonu dëkkoo beeg affaire yi fan la ko def foofu si moment boobu. dëkkoo bi. alxuraan mooy rëdd dëkkoo bi. hadiis Yonent bi ñëw leeral dëkkoo bi. ak lépp léegi loolu fan lañ koy def. parce que ni nga ma expliqué ne. takk leen rek boo leen ko munee te yemale. man mun naa am 5 francs yemale ko si 5 te duñu suur ñu raaj duñu lekk duñu def dara. loolu est-ce que mun naa ko. loolu. xam nga ki yor jabar te yor lu mu leen dundale wala boog te bëgg leen a dundal. li ngay wax nii moom du ko dal. lu tax. waaw parce que suñu borom daf ne takk leen ma jox leen. wax mais Oustaz nag. dégg rek. dafa wax ci alquran ci suuratu Nuur su ma juumut. wa ankihul ayaama minkum wa saalihiina min ibaadikum wa imaa'ikum. mais Oustaz 16 in millions yakunu fuqaraa yughnihim Allaahu min fadlihi. ma ne 16 millions habitants lañ Sénégal. waaw 10 millions yi takk nañ te yoruñu dërëm ba léegi. ña ngay doxal nag ba fi nu nekk. ñu ngi dund tamit te deewuñu dara jotul leen. salaamaaleykum ñu jël ku nekk si ligne bi. salaamaaleykum. waaw dafa mel ni dafa dem. à quelles conditions Marème. dans quelles conditions ban condition parce que li mu wax nii Benoît dafa am solo. parce que buñ nee boo ko mënee boo ko mënul en fait bu da nga koy mët nga def ko. mais mët ko donc ça veut dire que ne yow ñu ne la ñooñu ka ngay takk ak ña fay juddoo bi yëpp ci sa responsabilité la nekk. léegi yow mënoo amuloo. nga daal dee takk ñooñu takk. jur ay doom teg. nga war leen dundal war leen jox éducation war leen solal et tout ça yow loolu yëpp amoo ko donc bon aw ma. amul moom kenn du ko dóor. borom bi nekk naa la laaj naka ma yore wax xale yi. voilà ñu jël ku nekk si ligne bi salaamaaleykum. 98. salaamaaleykum allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. man la madame Cissé. madame Cissé dalal ak jàmm je suis contente de dégg jigéen buy woote ci émission bi. waaw man la madame Cissé Ndeye Fatou Ndiaye sœuru Aziz. c'est vrai que moom ku jigéen ñi aaye fu mu nekk nii. voilà parce que ñu ngi ci mois de mars. chaque fois daf may naan ana monsieur Cissé moom oustaz. wallaay ndeysaan. waaw mi ngi noonu léegi na ma ko laaj ndax sama xol bi sedd. ana monsieur Cissé. moom daa nopp as. moom aawa la wala ñaare. moom aawa la nee na moom aawa la ñaare la ñetteel ñeenteel la. très bien très bien. très bien. très bien. ñu ngi leen di waaj a wutal yéen ñëpp ay ñaareel nag. yow ngeen pare amul problème ñoom seen jëkkër ngi bëgg a takk am ñaareel. waaw loolu laa wax. déedéet da nga ne ñu ngi leen di wutal. non seen jëkkër yi laa bëgg a wax ñu ngi leen di wutal ñoom ñëpp ay ñaareel. déedéet nee na ab ñaareel. compagne. ab ñaareel. yow yaa koy wutal. déedéet wutalu ma ko dara. bismillah. kon li ngay jubal ci da naan seen jëkkër yi ñu ngi bëgg a takk ab ñaareel. dégg nga parce que ñun suñu penc dañ naan Marème takkal nañ ko ñaareel. comprendre nga. fekk jëkkër ji takkalul Marème ñaareel boppam la takkal ñaareel. waaw loolu moom wér na. waaw madame donc ñu ngi rafetlu waxtaan bi. Ndeye Fatou jërëjëf.
ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. dama bëggoon intervenir tuuti rek. un petit peu boo ci xam-xam bu gàtt oustaz moom tout le temps dañ koy topp. dama yàgg dégg mii naan. jigéen bu la mottalee sa dépense mottali la sa kàddu. te loolu dëgg la. gis naa ko. Deuxièmement gis nga diine bi ñuy wax ak jom bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax. dafa nekk dëgg parce que cas yooyu dama ko gis. tam papa dafa daan wax ne du ma mës a initié wu ci da ngeen di bëgganteel ku ngeen ma indil ne ma bëgg naa kooku laa leen di may ndax bu ngeen demee bu dee néegu ñax sax da ngeen toog muñ sëy. ndeysaan. loolu la daan wax ba tax na ku ñu indi ko ne ko bëgg naa mu laajte ne ay jullit la rek mu mayee. ndeysaan. ba tax na yow booy sëy doo ko xaar ci dara maanaam da ngay def te yàlla tax pour njaboot ga nga fay am. noonu donc sëy dañ koy jàng. ak monde bi lu mu munti évoluer ak jamono bi nu mu munti dem loolu damay rejoindre un peu beneen invité bu jigéen bi. dafa am sëy nu mu tëddee noo xam ne noonu la ko yàlla waxee te du changé. parce que mbindum sunu borom ci alxuraan du changé. ndeysaan. waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aussi du changé. voilà man intellectuel laa damay liggéey am sama auto et tout mais dafa am yar bu ñu yar ci sëy. te yooyu du changé. wallaay du changé. donc monde bi lu mu changé yooyu du changé boo dogoo ne man jigéen. dama dem fee seeyi te dama fa bëgg doom yu gën ci njaboot ga. dëgg la de. kon loolu. doo def ay mais ay joxe naa wala yooyu déedéet da ngay wóolu ki tax nga dagg nga ne da nga sëy muy yàlla suñu borom rek nga def ko rek te yàlla tax def lépp te muñ ko te bañ ko wax. waa Sénégal lan ngeen di wooyee dombu barke. dombu barkeel. waaw dombu barkeel. waaw. mooy alhamdulilah comme yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ca plateau ba noonu. bon joxe ko ci am ñi nga. non mun nañ toog si plateau bi nekk kàccoor yu bon. waaw mais bon li ngeen wone bon dombu barkeel oustaz dina ci ñëw. incha allah mais ci barkeel voilà. dombu barkeel oustaz dina ci ñëw après. waaw dafa am lu tax ma koy laajte. dinañ ko ci déglu wallaay. waaw dombu barkeel oustaz dina ci ñëw. donc ci loolu xam nga dombu barkeel dafa neex. bu ñu yàlla mayee gudd fan ak wér nga fekkee ko ça fait plaisir. madame Cissé xam nga lu tax may wax loolu. waaw da ngay gis Sénégal ñuy ne doom bu barkeel. ndey baa fa ndey bi moo ko muñ. nga gis doom boo xam ne day judd ndey muñ lu ne. doom ji du baax. donc man pour man li ma jàppee doom bu barkeel. mooy la ndeyam ak baayam di def si moom. liggéey ko ba nga xam ne kooku bu màggee dina topp chemin papa ak yaayam. d'accord ma wax la. mais bu ñu ko wax rek si ay parole. waaw. ma wax la li ma jàng ak li may dégg ci oustaz. ak li ñu yaree. nee na jigéen bu demee ñu muur ko mu sëy. sunu mees yi ñuy teg ak yoo xanaa xam nga boo yeggee sa jëkkër daa war a jël loxoom teg ci sa bopp am lu mu ci léemu. dindi mees. balaa nee léemu dara. balaa bu mu nee léemu. bu mu nee léemu dafay jàng. ñu ko mun bariwul de. merci théorie bi la ñuy génn. théorie bi xam nga ñu ko mun bariwul de. daf koy jàng. waaw na ko jàng. parce que xam nga lan la gis nga sëy du caaxaan. non du caaxaan. wala pourtant Aliou Sall mos na wax ni tamit. dafa am juróom yu yàlla moo ñee jigéen ak juróom yu yàlla moo ñee góor. dafa war jigéen war ko xam et góor xam ko loo xam nga lu yàlla moo ñee nit mënu ko changé. waaw loolu dëgg la. loolu soo ko xamee boo duggee ci sëy di muñ jikko yooyu par force. benn ñaareel ba tey jii góor ak jigéen bu ñuy sos doom. waaw bu ñuy sos doom te sëy ba am na lu ñu war a wax. loo xam ne seytaane du laxasu ci doom jooju. fu mu koy waxee nañ ko. góor buy sëy ak góor buy sëy dafa war a jàngi. ci néeg bi góor buy sëy ak góor buy sëy ak jabaram nga wax. yàlla pour yàlla indil leen benn bant. waaw si biir sëy bi la ko war a waxee. bant ba dafa am nu muy sosoo. loolu dina metti de. donc li nit ñi gis mën nañ gis ne jigéen baa ngi muñ. déedéet. voilà li nit ñi gis li nit ñi gis mën nañ gis ne mi ngi muñ mi ngi joxe étu mais biir néeg ba. est-ce que xolu jëkkër ja sedd na. est-ce que xolu jëkkër ja sedd na et c'est partagé parce que jigéen day seddoo xolu jëkkëram jëkkër tam day seddoo xolu jabaram. lu am solo moo foofu. ñoom ñaar ñooy bokk pour doom ja mën a baax. waaw loolu moom d'accord. madame comment. waaw Cissé madame Cissé. madame Cissé xam nga sëy comme ni nga ko waxee noonu. dafa nekk loo xam ne dafa xat muy diggante jëkkër ak góor. jëkkër ak jabar. peut-être que jabar jëkkër dina ko wut si. moom amul engouement bi. mais est-ce que xool nañu lu tax si ginnaaw. jëkkër ji am na lu mu ko def peut-être ba nga xamante parce que yaram mooy nangu yaram mooy bañ. je veux dire
xol dafa nekk loo xam ne ci biir la donc nit ki peut-être que am nga noo xamante ne boo koy comporté wee ak moom. je veux dire lu mu la bëgg instant yooyu peut-être que meram toll na foo xam ne yaramam du la nangu. donc là est-ce que léegi dañ koy imputer ku jigéen ki kese. je veux dire sëy du ñu xool rek ne jigéen rek. en fait il faut que tamit xam nga dañuy théoriser Sénégal dañoo bëgg a théoriser. mais il faut que ñuy xool tamit pratique yi. parce que pratique yi mooy conséquence su acte yi. waaw donc loo gis lu nekk rek. juddoowul ñaar ñoo xam ne dañu nekk ci jàmm di foo di ree et tout ça ñoo xam ne kenn forcé wu leen ñu sëy donc bu jëkkër soxlawee jabar wala jabar soxla jëkkëram foofu normalement réticence waru fa am bu fa amee rek am na lu tax. exactement te loolu noonu c'est imputé aux deux. waaw léegi xam nga loolu luñ ma ci yaree ak lu may déglu oustaz di wax. gis nga lal pour jiboo la. buñ fa yeggee pour juboo la. léegi suñ fa yeggee yow jigéen ni weenam sëggee na xelam sëggee. boobu tamit d'accord. madame Cissé bàyyi loolu ngay wax. ça c'est violent. bàyyi la violence. C'est une femme qui parle hein. madame Cissé ça c'est grave journée de la femme. ah non madame Cissé tubal boobu phrase boobu. madame Cissé. waaw déglu leen ko expliqué wu. waaw vas-y. bismillah. waa xaar ma expliqué leen après damay coupé ngeen nekk ci émission. waaw demal madame Cissé. léegi dama ne ku góor moom mat am xel. nañ leen ko nangul li leen yàlla may nañ leen ko nangul. kooku moom moo war a am mat goo xam ne mën na delloo si jabaram ba jiboo am fa. fan si lal bi. waaw madame Cissé moo wax la benn affaire. te oustaz xam naa dina si ñëw. gis nga góor bu jigéen ak couple boo leen sëyee. waaw sa jëkkër. waaw. bu la soxlaa. waaw si suba si la koy commencé togg ba guddi ga. te muy dëgg. waa kañ léegi nag bu fekkee defu ko. mu ñëw ngeen dugg rek. am yow comme lim kii madame expliqué sa xol neexul. foofu la ngay gis jigéen bu jur doom boo xam ne parce que bi mu koy ëmb am na lu ko metti woon. ma jox la benn secret. waaw man sama je parle en connaissance de cause. ci sama bopp. gis nga boo jógee ngeen ne damay am doom bu baax. bu fekkee da nga mer. yow fexeel nu sa xol wàccee. loolu nag niveau la. niveau la de ak yow dina metti de. wala loolu niveau la. niveau la fexeel yow. macha allah yow bu la wóoree ne yow tey jii nii doom mun na fee sosu ndax yàlla mun na la may nga xam ko sooy déglu sa yaram yow jigéen. benn yow fexeel sa mère bu ko sa jëkkër wàcceewul sa fexeel mu wàcc parce que da nga naan damay sauver li fi sosu. parce que li fi sosu bu bonee yaay ji la mooy am woy parce que c'est que société bee mel noonu. c'est normal xam naa ni société bee mel noonu damay am woy woowu. muñ boobu baaxul. si ànd naa ak yow bu baax si. muñ boobu baaxul madame Cissé. muñ boobu sonal na jigéen yu bëri. waaw mais fu mu ne nii y a beaucoup de questions. waaw madame Cissé. fu mu nekk nii y a beaucoup de questions yoo xam ne oustaz war na ko répondre. fu mu ne nii xanaa ñu bàyyi la rek ñu jaar ci publicité bi après ñu dellu si. yéen a ngi ci seen émission à vous l'antenne ak Aziz Coulibaly Rose Sène ñu ànd ak suñu invité yi nga xamante ne tey ñoom ñoo ñu wettali commencé par oustaz Alioune Sall di ko jaajëfal encore si teewaayam Benoît un des hommes les plus pertinents macha allah si intervention ak sama sister Marème Faye ñu nekkoon ak madame Cissé léegi ci antenne bi doon waxtaan ak moom ci mbirum ci xalaatam en tout cas ci biir rôlu jigéen ak rôlu góor si biir sëy tey moom dañoo dugg sax si dans les profondeurs ndax oustaz am na ay leeral yu am solo yoo xamante ne dugal na ko. mais mun nañ ko may mu leeral mun nañ voilà ñu bàyyi ko mu leeral parce que am na ay questions yoo xam ne madame Cissé dugal na ko ñu bëggoon xam aviwam ci loolu oustaz bismillah. jërëjëf. waaw Benoît laaj na ko léegi doom ji barkeel. barke mooy lu ne ci nit lool mën naa am lu tuuti mu dikkal ko lu bari. mën naa sonn tuuti am njëriñ lu bari lu luñ ci def barke day ne ci nit. oustaz doo ko bamtuwaat. barke. ki muy nekk day am lu tuuti mu jëriñoo ci lu bari sonn tuuti am lu bari ki amul barke mooy sonn lool du am dara wala tuuti lay am. loolu ko koy liggéey. ki koy liggéey yaaye koy liggéey. baay du ko liggéey. baay du ko liggéey mooy joxe matière bi koy liggéey. mais oustaz. bu fekkee dañu ne rek comme ni ma koy déggee ci jargon fii Sénégal. waaw
sa ndey fu mu sonn na barke feeñ fa. xale bi juddu. ñu koy seetaan bari na fii gis leen si mbedd bi ñuy taxawaalu mooy les parents irresponsables. dëgg la joxuñu xale bi pour mu jàng alxuraan yóbbuwuñu ko école defuñu ko dara. mais xale boobu naka lay amee barke. waaw loolu si futukal la. futu yaay. ah oustaz. yaay. ana baay ba. baay baa ngi fi ci. te du doon fotom oustaz. bul waaw. xam nga. Mario bu ñu àndoon dem ci benn barab mu di usine buy defar tàngal ñun li ñu war rek mooy jël matière ba jox usine ba. su ma la déggee yaay mooy yar. yar moom xam nga ki judd lañ koy def waaye ki juddagut yaay ko yor moom moo ko yor ci biiram di mer xale ba di mer muy bëgg muy ñëkkal kanam daaw jéeg su ma jumut dafa am xale bu juddu ci Iran fi juddu bi muy tàmbalee wax di tari bi rabbi naasi dafa judd bi muy tàmbalee wax fi xale yi naan papa mama yooyu muy tàmbalee wax bi rabbil falaq mu wax bi rabbi naasi ndekete bi ko yaayam ëmbee casque yi mu yoroon daanaka foom nekk rek mu ngay déglu bi rabbi naasi loolu nag borom xam-xam yi gis nañu ne loolu ay yëf la yu ne ci jigéen yoo xam ne su ëmbee loolu la doom ji di jël ci moo tax nga dégg ñu naan meen. bu dee ko góor ñu ne deret. mais oustaz mais fi nga ko teg moom sori na trop. donc ak sori weesu na foofu sax. lu tax ma wax loolu oustaz. Aziz pardon rapidement rek. weesu na foofu li ma dégg nii tey moom. ak ñiy déglu rajo bi yëpp. waaw nga ne. xale yi taxawaalu su mbedd amuñu éducation amuñu dara fotu ndey ja la bàyyi ji amu si responsabilité. déet accès guñ ci bàyyi ji amu si responsabilité dindil baat boobu dégg nga. waaw kon boobu ma xaar dina la mais man Benoît man damay dégg. Sénégal fii ñuy wax barke baay. ci wér. dañ ne liggéeyu ndey añu doom mais barke. dañ ne baay. waaw loolu mooy dàqantal bi dàqantalu barke fii. baay lañ ko jox. waaw joxuñu ko yaay. ça c'est une chose et deuxième chose bi. comme damay ñëwaat comme li ma waxoon sànq rek. nit ku ëmbal la doom. yow bu fekkee ne li koy merloo yow yaa ko koy def. bu dee ne li tax xolam di jeex. ba doomam bi di ko sentir ci biiram. yow moomu mu jural doom bi yow yaay ki ko koy def. maanaam di ko fii gis nañ fii ñoo xamante góor ñu bëri ñoo xamante ne balaa ñoo quand même génnee jikko bizarre rek. nga ëmbal leen doom. léegi da ngay wax góor ñi ne leen bàyyi leen loolu. mais. waaw wax leen ko rek. ñoom ñu dégg la góor ñi. mais bon góor ñi koy def. man dans ce sens là. bàyyi leen loolu dans ce sens là. je me dis que ne mënuñu jël loolu. di ko imputer ci jigéen mënuñu ko jël. di ko imputer ci jigéen moom daal moo jëloo matière ëmb ko juróom-ñeenti weer xëy indil na ko. moom man daal leen laa bëgg a xam moo di oustaz usine boobu su paanu deful dara. bu fabriqué benn gosse bu ñu xam ni kii gosse. mais oustaz donc li ma jàngat ci wax bi moo di. jigéen ñi. responsabilité bu rëy nañu am ci éducation xale yi. foo ko takk weesu na ko. waaw foo ko takk weesu na ko léegi xam naa foofu ñu te yem teg foofu suñu baaram daa wax léegi juróom yu moo ñu jigéen wax na dëgg ku yor jabar ku ne boo xam ne yooyu da nga ci noppalu. mooy yan ak juróom mooy bari wax jigéen ñu bëri wax amut. góor bari na gën na bari wax. jigéen waaw góor ñi bari wax góor ñu bari nañ wax ndax. ku roy tubaab rek bëri wax ndax tubaab daa bëri wax. déedéet nag oustaz maa la ko wax am na tubaab yoo xam ne tekkaaral lañ. waaw par benn lañ ba d'accord. waaw kon. dégg nga bëri wax. ñaaral ba bëgg lu rafet. oustaz ku bañ lu rafet. jigéen ñi ci raw dañ ko mooñaale ñoom. xam nga ñun am na ci yow suñ classe yoo xam ne fii jabaram mën naa toilette ba romb ko doon na ko laalal daal. bëri na. parce que pour ñun affaire ngo donc jigéen ñi dañ ko mooñaale bëgg lu rafet moo tax fi ne su solo boo ko jëkkëram ne laalal naa la li muy def ci ruuxam gi moom danga ko xam laaj leen ko. non mais lalal naa lu saas kooku yoon la. sa jabar solo ba compliment dafa neex si jigéen. parce que yow yaa bu ko war a defal yow jëkkër boo ko defalul keneen ki si biti waru ko defal. daa am ñu ko dama ne. bu yëfu tubaab loolu. est-ce que lim yi ngeen lim ay défaut la. déedéet du défaut. comme ni ko mooñaale kay du défaut. waaw ay défaut. dégg nga du ay défaut de. dañ ko mooñaale. lan la ñett yi ci des. bëri wax. bëgg lu rafet. bëggu njàmbaar.
njàmba ba c'est-à-dire maa def nangam maa ko man loolu jigéen lu bëgg la yii dañ ko mooñaale léegi nag ki koy yor mooy xam ne comme dañ ko mooñaale lii nan lay déggoo loolu soxna Mariam léegi-léegi sax mu généraliser ne góor ñi wala Sénégal loolu ëpp nay wax de ko xajal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko dul def rek ma jeexal ci gis nga néeg ñaar ñi koy bokk akub lal lu ñu yendoo ci xuloo buñ seetee tuuti su ngoonee war nañoo juboo yéex a juboo day métti lu xuloo loolu am na du dëgg da ngay gis ku ñu fase suñu borom ne jëkkër ji bu mu génn kër gi de daal ni jabar ji bul génn yow it bul wàcc lal bi it bul wàcc lal bi bul génn néeg bi bul génn kër gi ba idée ji jeex lan la suñu borom bëgg foofu bon waa pour ñu juboo jeex na waaw mais léegi dafa am yenn góor yoo xam ne dañuy ne ñoom seen jabar ñoo ko moom seen priorité la léegi ñu jël yenn góor yi seen priorité la ñoo ko moom mel moom dama ne yenn góor yi laa waxuma ñëpp dama lay toog ñu jël ku nekk si ligne bi ba pare ñu àggali bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam soxna na ngeen def sant yàlla alhamdulilah nga leen di ziare bu wér ñu ngi lay delloo ziar sëñ bi waaw damay leb bi nag waaye di nuyu sama oustaz boobu oustaz Aliou Sall jërëjëf maa ngi sant yàlla bi ma ko jotee tey ndeysaan jërëjëf may sant naa yàlla bi nga ma jotee waaw di dëggal rek li mu wax ñaata soxna nga yor maa ngi yor benn moom laay si laay ñëw moom loolu lay dem 30 minutes yi moom waaw foofu lañ koy dugg yaa ma waxoon ne ma 2006 standard 26 juillet waaw ne wa ankihul ayyaama minkum wa saalihiina min ibaadikum wa imaamikum in yakunu fuqaraa min fadli maa ko waxoon ca Ndar de maa nga amoon 16 ans 16 ans waaw ma ne leen bu ma amee 10 ans damay takk jabar 10 ans 16 ans ñëw ba 10 non dama ma ne leen astafurlah ma ne leen 2010 damay takk jabar góor daal di am 25 ans ñu ne ma loolu lañ may daara ja loolu lañ ma doon tooñee 2010 2010 jot ma wax sama papa damay takk jabar mu ne ma yoroo dara ma dem 2013 ñëw ma ne ko papa damay takk jabar mu ne ma yoroo dara ma waxal ko aaya bu oustaz Aliou Sall waxoon mu ne ma koo bëgg ma ne ko diw laa bëgg doomi diw ak diw ndeysaan yaa ngi dégg boobu ñitt si naa daara góor keroog bi may takk jabar 2013 10 000 francs laa yor 10 000 francs mooy sama capital 2015 ma bàyyi ko dëkk ba ñëw Dakar bi ma ñëwee Dakar 100 francs laa dese bi ngay agsi ñu ngi 2020 maa ngi toll ci jël appartement ak sama soxna ak samay liggéeykat say liggéeykat loolu yëpp philosophie boobu mu joxoon ma ca Ndar 2006 ma amoon 16 ans moo gën tey maa ngi ak sama appartement samay place samay liggéey di liggéey ànd ak samay rak yeneen a ngi ñëw sax yeneen a ngi ñëw mais 2010 2013 amoon na moment yu metti de amuloon jabar non si bi ma takkee 2013 waaw dafa am lu wax lu am solo jom ak ngor ak fit su ma amul woon jabar 2013 damay toog di taxawaalu oustaz d'accord nga si fit bi ndax samay moom nga xamante ne ba may takk jabar ñu naan xamul boppam xamul fu mu jëm dafa waane dafa nangam aw sax tey fu nekk ni soxla maa koy faj ci yàlla maa koy faj dëgg la macha allah waaw góor maa leen mag taaw macha allah macha allah tam man nag du ma nangu ku ma mag taw ba pare ëpp la ma xaalis macha allah yow yàlla gën a taxaw oustaz nee na dina yokku incha allah yàlla gën a taxaw wallaahi yàlla gën a taxaw yow moom bale mu daaneel ayca bismillah réseau baa ngi dem de allo waaw ñu lay dégg ma ah c'est dommage réseau bi ngi daw allo oustaz waaw ma ne bëgg naa la gis te yàlla tax chaque àjjuma damay woote waaye du ma mën a dugg incha allah lu jot yomb bëgg naa la gis rek te yàlla tax ndax philosophie bii ma am ca Ndar yaa ko dugal ci man ba léegi ne te bëgg naa lay tëj bët macha allah macha allah yàlla xam ne sama liggéey moom mayul déplacé fu nekk waaye damay bëgg tout le temps pour ñëw rajo ba rek gis la ngir mën a gisee ak yow jërëjëf incha allah pour ma wane ne man tey fu ma mënta toll ci àdduna rek te aaye boobu nga firi woon ma jaasi ba toll bi yow yaa waay yaa baax waay merci beaucoup jërëjëf waaw jërëjëf Sall Ndaar lan dara jërëjëf mais man je rejoins sur ce que oustaz dañ wax sànqam donc ci 25 ans yooyu muy wax mais te alxuraan moo ko wax
25 ans déedéet yonent moo ko dundal. moo ko pratiqué. moo ko pratiqué. waaw donc ñu tuddee ko sunna. donc man li ma jàpp ni moo di. dafa am na lu tax ñu wax 25 ans ñu wax 25 ans. dëgg la donc. am nañu si jaar échoué. kooku mënuma ko certifié. mais. loola la man kii woote nii. waaw ci lay mën a sukkandiku. ci waxam ci parce que dafa jàpp ne. li ko ustaas wax. waaw ci la jàpp ne ci la sukkandiku. ba mu mën a takk jabar. ba tey mi ngi nii. jabar ji mu takk. mu à travers jabaram boobu ci la. tekkee ci la réaliser beaucoup de choses et ci la affaire mi ubbeekoo. mais li ko ustaas lu ko conseil boobu mu retenir. am na lu mu ko jëriñ. waaw te xoolal xaw ma ndax dégg ngeen ko. muy wax ne peut-être que su deful woon loolu. waaw dina xëy na nekk ci leneen. loo mais man li may waxee mooy ustaas tamit mun na ko jox 15 Ousseynou 15 Assane. ba léegi tamit ñu toog dara ibbeeku. non mais Benoît gis nga jabar. il faut que Oustaz leeral ñu ko. Aziz ma ne. am na jabar am na lu muy indi ci. sonn goo xam ne. am na lu muy indi ci góor. dëgg la Aziz. lan ndaxte am na yoo xam ne mënuñ ko wax fii ci rajo. non déedéet sax li nga wax. mais si. Aziz lan la jabar day indi dara si góor indi dara si jabar. li nga wax nii. dafa doon alxuraan. waaw li ñu déglu Oustaz. li ngay wax nii. dafa doon alxuraan. table jooju nga tiim. ay 2 plus 2 égale 4 rek lañ. lu dëgg. donc yàlla moo wax ni maye leen seen doomu jigéen yi ñu góor ñu wutal leen. xam nga bu naa di wax ba naa lu ma wax mais ku yor nag suñu borom ni in yakunu fuqara bu ñur yughnihimullahu man mi yàlla yor naa. loolu la yàlla wax mais nag mu des nag léegi kii takk yi bu mel ni waa ji moom day ànd ak kon ñu koy tuddee. confiance. peut-être confiance. conviction laa bëgg a wax. conviction déggu may tubaab loolu laa bëgg a wax. maa ngi bëgg a wax Mariama sax mu wàññi tubaab yooyu far. déet waaye mu ngi may classé de. waaw sax dégg nga. soo ne ci conférence wax loolu. dafa am ko xam ne message boobu. du ko dégg ci nopp yi rek. mais am na ku def loolu oustaz. dem ba gëmatul sax. dëgg la yàlla. mais ni mu jëlee message ba la. ak mu dugg ci yëf ya. damaa ne ci Dakar gii am na ci quartier bu ci mos a dem def conférence di wax ci takk jabar 13 wala 15 gars yi ñëw ci kër gi ne ma sa message boobu de daf ñoo yitteel lool te nun yorul ma ne da ngeen di yëkkati ab teg da ngeen di yëkkati teg parce que bu set teg leen nangam bu weeru dee ngeen teg jox kenn mu takk. ñu ne waaw ma ne nag bu jigéen ñëgee nag ci cotisation yi ci teg yi ngeen tekkee seen jabar yëpp ñibbi. am déet donc mais am na ci ñoo xam ne jigéen bëggut loolu dañoo doon teg benn tontine ma teggi takk la. jigéen daa bëri sutura nag. li ñuy suturaal góor ëpp na loolu. li ñuy suturaal góor yi moom ëpp na loolu. mais day yokk jom de. ëpp na loolu. waaw jabar moom day yokk jom moom. non d'accord naa ak yow Aziz sur ce point là. c'est vrai que ne. muy ku jigéen ki muy ku góor ki mariage de toutes les façons da lay stabiliser. donc ça moom on n'en disconvient même pas. mariage da lay stabiliser muy ku góor ki muy ku jigéen ki et tout ça donc dina am loo xamante ne da koy andi ci yéen ñaar ñëpp. fi ne wax nga doguma la wax nga alxuraan li nga wax nii. da ngay dem saaru tudd suratu Ruum li nga wax nii la yàlla wax. wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaja gis nga baat bi nga wax nii daf ne li taskunu ilayha ndax ngeen am. kon làq naa alxuraan ni te yëguma ko. benn point boo leen doon bu ñu doon waxtaanee sànq te ñu mettre ko en stand by ndax dafa am ko dugg ci ligne bi et c'est super important. di wax ni ne ngeen yéen ñaar ko doon wax parce que apparemment vous étiez d'accord sur plan boobu noonu. que da ngay takk te amuloo mënuloo après ngay souffrir wala xaw ma nan lañ ko waxee en tout cas c'était un peu dans ce sens là. man li ma ci bëggoon intervenir mooy que bourse yi yamuñu gis nga marché. da ngay dugg marché nga gis maire boo xam ne dafa am étal boo xam ne légumes yi frais. moo fa nekk ay nii lañ ko taaj mu yëpp leer set. da ngay gis sax dafa am paanam bu mu koy raxas ba pare daal teg nga dox tuuti jàdd koñ rek gis fa koo xamante ne dafay teg lal moom desit yi ñi waa kooku noonu jël moom la jël saam fukki dërëm saam ñaar. mooy yeb sa jëkkër. loolu non fi ma bëgg a waxee oustaz sax. mooy ku ci nekk ci mbedd am nga bourse boo xamante ne di nga ci mun a am ku ci nekk.
est-ce que dégg nga ma. di nga am loo xamante ne bu dee ki nga xam ne moom buy dem marché 10 000 lay demaale ne moom légume rek la koy jëndee. am na loolu njëgam boobu noonu te bu demee xëy na condition de vie am moo ko may loolu ki nga xamante ne moom 700 la yóbbaale. 700 ci la war a jënd légumes yeeg ndawal yeeg yépp kooku noonu tamit loolu noonu la am loolu ci loolu noonu lay am te du tee ku ci nekk di nga lekk bu suur. xëy na lekkin bi mooy dul doon benn mais ku ci nekk di nga lekk bu donc pour man ce n'est pas bañ koo def parce que mënuñu ko c'est def ko te nga yem ci ni nga ko mënee. mais def ko tamit te xaw a yor daf si baax mais def ko te yoroo dara. moom laa lay wax da ngay gis ku dem maçon 300 par jour ñu jox ko mu dem dundee ko. lu ak njabootam. xam nga l'autre problème mooy non mais Benoît les jeunes xale jeunes yi ñu ngi liggéey ñu am jom yi. ñu am jom yi laa la wax de. c'est des jeunes yoo xam ne dañuy yore jabar yore kër. d'accord mais ñu ngi mais gis nga. di am 1500 di am 1500 par jour te ñu ngi ciy dundal seen njaboot. ci dundal seen njaboot di si sonn mais tamit noonu la bëree góor yi nga xam ne. li oustaz wax dafa am. ba pare seen jabar buy dem ñu ne ko xoolal foo koy utee. seen jabar na ko jox na. ça waaw ça moom moo ñu ñàkk jom ñi rek. non waaw ñooñu ñàkk jom ñi rek. ñooñu nag ñoo fi bari. mais ñooñu nag ñooñu moom il faut que oustaz wax ak ñoom comme ça ñu mën a yeewu tuuti. non xamul tax moom loolu ah. d'accord ñun. fenn rek la ñu mun wéeru mooy sañu diine. mais oustaz. sénégalais dañu jël diine bi. mbubboo ko bay lor diine bay def lu bon te loolu dafi bari Sénégal. waaw kàddu la goo xam ne gi boo ko jubalee ñun xam nga dañoo nekk ay jullit. wax dëgg yàlla waaye nag suñu école yi jàngaluñ ci njullit. waaw loolu ay jullit lañoo xam ne tubaab ba nu yar ñu am sens. danañ téye liñ téye ba faaw ñi ci xaw a ñàkk sens dañu daal di jóge fii jëm fële te duñ àgg mooy li ngay naqarlu noonu dañu jóge fii te duñ àgguñu nag ba noppi nag di loo ci wax rek ñu ne diine ji. waaw léegi fan lan ngay wooye jàng tubaab beeg ak beneen jàng bi ñu am chance fan lañ jànge déedéet. maanaam jàng bi est-ce que non xaaral rek lu tax li ma soupçonné foofu mooy ñi dem. bon mun na am ma juum. waaw mooy ñu dem jàng si école tubaab bi. ak ñu dem si daara ba. non ma ne mun naa suppose mun naa juum. dama ne. pinc réew mi ci boppam lépp laa boole rek. ne tubaab baa ñu jàngal ne tubaab bee ñu jàngal. ah d'accord. soo ko see seetlu. moo tax ñu fan ko moo tax ñu nangam et cetera léegi nag su nit ki ne ab julit la. ne ci lislaam léeg-léeg li ngay wax ni mu bëgg a layal leen. te fekk loola da koo bëgg a layal pour mu bokk wala mu arrangé ko mu dugg ca loola waaye li muy def nii l'islam sant ko. mais est-ce que tamit ñëpp a ngi def li l'islam sant. c'est-à-dire que moo nu war de. waaw xam nga am na li ñu war am na li ñu war am na li ñu wax ne lii mooy yoon et tout ça mais est-ce que tey jii dëkk bi dëggantaan jaay ci noonu la tënkoo ci noonu la si noonu la tënkoo dans les maisons ci biir kër yi. est-ce que góor yi. li ñu parce que bu fekkee dañu ne dañu tënk ci loolu te loolu mooy andi benn position boo xam ne dañ ko jox jigéen ñi et tout ça te fekk ne loolu nekku fa mais bëgg nañ jigéen ñi tamit ñu tënku ci lii ba fa teg ko mu mel ni loi la daal loi boo xamante ne lii la mais loi boobu li ko tënk yépp ñi ko war a respecté wuñ ko mais privilège yi découlé ci loi boobu ñu ne dañ koy dund par la force. waaw li koy waral mooy ki ñëw di wut ci jabar dafa am lu ñu ko jàngaloon ne ko na ca nekk soxna sànq junj léegi mooy na diini ji am na jom ji am kon waaw lu di ñàkk lu mu yor bu amee diine ak jom xam nga ku saraxul ndongot man koo bàyyeeg yalwaanam mooy ki am diine bu amee soxnaam su jamono naqare wala ñoom seen yooyu du ko taf ci ay yëf day xam ne moom mii ci yëf yi ci moom la dese. mais góor te it ku am jom di xëy ci penc mi di xëy. li ko Assis waxee léegi. ku xëy ku ne. sunu bar ne boo xëyee maa ngi yow a ànd. booy uti ma jàppale la. booy wuti ma jàppale la. d'accord boobu ànd naa si mais beneen cas bi oustaz. dafa am góor yoo xam ne mooy dama si doon waxtaan. waaw dañuy am xaalis gu bari. ndeysaan. takk jabar waaye jabar ji day mel ni prisonnière si kër gi su may wax prisonnière si kër gi entre guillemets mooy buy génn. d'accord di nga ko yéegal sa jëkkër mais xamal ne non moo siy tegu. boo ko ne maa ngi seeti sama papa ak sama yaay des fois sax mu ne la non. loolu est-ce que jëkkër yi am na si droit. déedéet am na yoo xam ne bu ci jigéen jógee di ko defi jëkkër waaw rek la ci war a teg. bun waa ki yor jabaram ci kër gi
te yor bu defee li alxuraan wax jabaram dana xam ne yor na daf ne li yunfiq su saatin min saati ku yor lu bari na sa waa kër yëg ni yor nga lu bari wa man qudira alayhi koo xam ne dañ laa dompal nag fexeel ba ni boo joxe ñu xam ne boo yor lu bari joxe waaw. waaw non loolu moom. mais Benoît attention dafa am tamit lenn lu am gis nga man nee naa la du ma défendre toujours jigéen yi à 100%. dafa am jigéen yu dëng. comme déglul rek dafa am jigéen yu dëng. da ngay ne sa jëkkër maa ngi dem sama kër yaay nga jaaree dem kër marem toog fa làng fa waxtaan di wax lu ñor ak lu ñorut ci ku am jëkkër. ci ku sëy déglul rek. may ma rek ma eggali yamoo ca. nga ne ca dugg di am nu mu tëddati la ñoo xamante ne xëy na waruñu sax bokk ak yow jotaay parce que soo xasee ba am jëkkër dafa am yoo xamante ne tamit danga ko war a sàmm ci sa bopp sàmm ko ci sa sëy mënuloo am jëkkër di dem di nekk par exemple ci ay mbir yoo xamante ne du yëfu kuy sëy ku yëfu célibataire la. xam nga lu ma jaaxal xaaral man xam nga nit yi dañuy am contradiction souvent si aman parce que damay paraître tubaab ak yooyu noonu gars yi di wax alors que man valeur yi ma non je veux dire man dafa am ay valeurs yoo xamante ne si laa juddoo si laa yaroo loolu laa xam parce que loolu laa gis sama wayjur bu jigéen di ko doxalee da nga ne ku sëy dafa am yoo xam ne dafa la war a jom dafa am yoo xamante ne waroo ko def dafa am foo xamante ne waroo fa dem dafa am yoo xamante ne waroo ko doxee waroo ko waxee moo tax ma ne te yooyu noonu mooy tax léegi parce que dañ koy wax gis nga dañ koy wax loolu mooy li pire des choses bu nga xamante ne léegi ñu ngi koy seetaan di ko naxasaale mooy jigéen yoo xamante ne dañuy nekk ci sëy ba pare nekk si naka sudul noonu dañ fee bëre li ma koy wax di nga si ànd man dafa ne jigéen bu sëy ma ne ko jigéen bi rek mu sëy bañ a sëy dafa am loo xam ne war a si dox loolu c'est sûr yaa ma dégg donc mënuma gëm ñu ne jigéen bi bu sëyee rek am na loo xam ne daf ko war a bàyyi man ma ne déet jigéen nga nekk célibataire am na loo xam ne waru la nga nekk continuation la pour man yéen a bokk li ngeen di wax le truc mooy aussi yow nit ki boo ko jëlee yow ki nga takk nga fekk ko mu mel nenn yi nga bëgg ko ci noonu mu mel. nga takk ko daal di ne ko yow léegi. justement non yow justement non soo nekkee noo mel. mais boo sëyee justement c'est pour que ngeen. je vois pas pourquoi yow nga ñëw fekk ma man Marème Faye ma mel nii ma mel nga bëggee ma nii nga takk ma daal di ne ma yow léegi da ngay mel neneen. waaw débat bi nag mi ngi tourné neneen léegi dañ jël si waat parce que am na yu ñu war a laaj oustaz te fu mu nekk nii. am na waxtu bi ak ñuy bëgg a dab mais am na auditeurs yu bari xam ne kontaan nañu trop ci émission bi nañu ni war nañu ko yemale fii dañu ko war a continuer mais xaw ma ndax oustaz dina am jot ou pas mais leen di bëggoon nañu bu baax mu teewaat ñëwaat si mais xam nga nag bëgguma ko di ko sonal ndax sama oustaz la sama kilifa la mais bëggoon naa ñu waxtaan ci mbirum condition yi ñu takkee ñaareel parce que dañ ci doon werante keroog et dafa mel ni c'est pas une obligation du obligation du obligation waaw dafa am ku ñuy sonal fii. mais lu war la doo ma déglu waaw yan condition nañu war a mun a jëlee ñaareel wala ñetteel wala ñeenteel. dëgg la nit su dencee soxna. mu di aawa bii sunu borom di wax sax daf ne denc leen ñaar foofu la tàmbali moom. ñaar sunu borom bi wax laaj def ne fan ko maa taaba lakum min saa def ne masna foofu moom la tàmbalee dem nag ba lim ba jeex mu door a dëpp. te bon waa xam nga ne sunu borom bu fekkee wàññi dong la. wax na xul wala ahad kenn. kon mën na wàññi 1 2 3 4. mais mu départ ni 2. kon y a quelque chose. ak conditions yi. léegi conditions yi ñaareel yi. Aziz lenn rek la mooy man leen a yemale. oustaz nag. maanu tegi daal na am. oustaz boobu day. boo amee sa boo amee sa téeméer te ñu soxla ko xoolal ni ñu amee téeméer bi. bu kër gi naqaree bu kër gi neexee yow daal maandu lañ la sant foofu. mais oustaz. oustaz ban nit moo mun a. waaw sa question bi xàcc nga ko def benn mandu si loolu. waaw benn ñaareel bi oustaz. foofu day laaj moyen. franchement parce que nee nañu bu xuloo amee yow la waru leen sax bokkale kër. waaw waaw léegi yow boo yorul moyen yi naka ngay takkee ñaar te fi nga dëkk ba pare oustaz may ma. am na ñoo xam ne dañuy am benn jabar dégg ko rek li ma lay wax. xam nga ñun Sénégal lan la ñuy réeree mbir boo amee benn jabar. jabar du sa jabar rek parce que
xale yaa ngi fa doom yi. nga war a am xaalis pour xool éducation xale yi naka la ñuy jàngee ak affaire yooyu. nga arrêté loolu am projet takk ñaareel léegi xale yooyu bu ñu échoué est-ce que sa projet takk ñaareel boobu yàlla amul lum la siy bindal. bi Aziz duggee léegi dañoo indi woon fii ci biir ndax est-ce que obligatoire la. waaw mais ñu ko mënul rek ko koy def fii. waaw léegi nag ñoom ñoo ko mënul ñoom ñoo xam. voilà mais est-ce que ñoom seen problème la suñu borom moo xam ne. mënul nag te defuñu ko nag loolu mooy wax. voilà suñu borom moo xam ne érosion c'est quoi. mais loolu oustaz moo tax man may premier deuxième troisième quatrième. suñu borom moo xam ne. adduna jigéen ñooy gën a bari góor yi. voilà merci. moom suñu borom xam na ko. waaw c'est ça. léegi nag ginnaaw ñooy gën a bari nag. kon proposition mën naa am ci kaw. kon phénomène bii nu koy réglé. waaw mais góor bi nga xam ne phénomène social la ñuy wax de. mais góor bi nga xam ne dafa am ay bant. ay doom. ok xale yi di koy gis lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi. c'est le cas bi. benn moment rek affaire boobu nar a coupé dootuñu seen papa loolu xale yooyu seen jàng mun na si yàqu xale yooyu nostalgie boobu. mais loolu dañ koy liggéey non dem leen oustaz déedéet bul sori. xam nga kii takk jabar am 15 ans door koy def moo lay ay doom dem problème boobu. ku nar a bëri jabar da nga koy nef. kon ñi ko neful nekkuñu si yoon. am waxuma ne ko. nekk ci ay waxi yoon ak ñaar. si. dafa am fooy toll foo xam ne boo ko defee. waaw bokkut ak foo xam ne fii boo ko defee par exemple tey koo xam ne kii dafa bëgg a nef dafa bëgg a bëri ay jabar. ay Sénégal bu ko nifut day takk jabar toog ba am 15 ans bëgg a ñaareel gis nga ki muy ñaareel kii génération bi bokkut ak génération bi. mais nef bi noo koy defee ban âge ngay commencé nef jabar yi. maanaam ci 5 ans yi ngay takk day yëpp. waaw. ngay takkandoo ñaari. déet ci 5 ans yi rek nga takk yëpp mën ngaa takk ci bii 2021 kii 2026. voilà. Oustaz damay laajte en fait. wóoruma li may wax mais damay laajte. non man ba léegi oustaz. mais c'est pas obligatoire. non oustaz ci lenn rek la teen su tontu. parce que dama gis benn oustaz mu ne. góor yi takkul ñaareel. ay mbëq ay kii lañu nu mu tudd ay yambar lañu. waaw mais loolu naka lañ koy waxee oustaz ci benn point rek la tontu. moo di dafa ne yamale. waaw maandu mais am na Benoît lu mu soulever sànq. mooy problème de moyen. est-ce que moyen ci takku ñaareel ci la bokk. déedéet bokk ci. bokk ci de. lu tax benn mën ñaar. léegi. ki ko même ñaata lañ koy wax nag moom nga. oustaz boo amee ñaar. charge yi day yokk oustaz te amoo moyen. waaw moo tax góor yu bari ngi si kaso bi. gis nga Benoît. xoolal. waaw Benoît may ko bu wax. kër day naqari. waaw borom ñaareel. mu ko ci naqari. mu ñetteel kër gi tàmbalee neex. du feeñ ci société bi. du feeñ ci société bi. c'est-à-dire la bëgg a wax. xam nga tax may ne su feeñ société bi. waaw xale yi di taxawaalu si mbedd bi. ngay am ay doom di teg xale yooyu di génn mënoo leen yar oustaz loolu du feeñ ci société bi. defee ne xale yi taxawal ci mbedd yi mooy ñor ay njaboot naa nga mun leen yor du ñooñu de. ñan la am na ci conséquence. loolu beneen affaire la bu ne ci mbedd mi. xëy na beneen yoon mën ngeen ci ñëwal de ñu xam nu mu tëddee waaye suñu borom daal def ne maandul. loolu nekkee condition bi. loolu kese tey Aziz. sa oto bi ñaata vitesse la. automatique la automatique yi 5 vitesses la waaw est-ce que da nga dewal yow bi sa oto bu nekkee 4 vitesses da nga dewal premier fii ba Thiel ma xam baakoon. waaw mun nga ko. day yàqu. non bu fekkee automatique la. non d'accord. mais may soufflé fii da nga tàmm di wax ne que boo amee benn. bu baaxul. nga ut ñaareel. bu méttee nga ut ñaareel. bu affaire yi saasal mu gën a métti nga ut ñetteel. ainsi de suite. jeex na waaw lu tax. li tax mooy. oto du dawee première. mais oustaz. oto du dawee première. oustaz boobu moom oustaz ngay tëkkale ak oto. waaw oustaz bu metti oustaz mu leer na dafa metti yow mu leer na ne fin du mois pour sa jabar bi nga am kenn ki. pour non Benoît li muy wax c'est sérieux. non c'est vrai day metti. wutal gi nu kaay ba jox la lii Benoît boo takkee benn jabar dugg nga musiba. boo ñaarelee musiba dugg na la. boo ñetteelee génn nga ci musiba. boo ñeenteelee musiba génn na ci yow.
mais Oustaz. oui ma lundi di ñuy ñëw. inchallah man bii dama ci wax. man bii dinaa si wax de. bii moom polygamie la ñuy waxtaanee. ak polygamie. loolu la ñuy waxtaanee est-ce que dina mën a dellu. booy wax ci polygamie. ñëw lundi inchallah ñu waxtaanee polygamie. non Oustaz ça dépend damaa xamul bu ma jëlee conseil bi. non parce que boo ñëwul du ñu def émission bi. mais Oustaz bii man Oustaz moom. da ngay ñëw leen dinaa ñëw. waaw d'accord. mais Oustaz góor buy takk jabar takk jabar bi. madame day ñëw leen takk. non Rose booy wax ci polygamie il faut nga wax les conséquences. yéen ñaar yaa ngi def seen émission de yéen ñaar à part. yéen ñaar yaa ngi def seen problème à part. émission ba nag moom kese. Oustaz dafa laaj nee na. ma ne. nga nekk ak sa soxna. waaw ngeen say juróomi at. waaw franchement muy soxna soo xam ne boo sukkee sax mu ñaanal la yàlla ibbi say wërsëg. waaw parce que muñal na la. waaw def na lu ne. ngay uti ñaareel. waaw doo ko tàggu. gis nga ku tàggoo takki ñaareel. bu dee sa baay doo ñaareel. pour lan. bu dee sa jabar doo ñaareel. bu dee sa yaay doo ñaareel. pour lan. pardon excusez-moi Oustaz. ñaareel kenn du ko tàggoo. non non Oustaz alxuraan dañ ne yow wala ngaa takk jabar. alxuraan déet. waaw bu ma juumee. waaw nga ne ma non. mais man de ce que j'en sais li ma ci xam. dañ ne booy takki jabar. sa aawa da ci war a d'accord yow si man loolu la. man loolu laa ma sa gis. li ñu wax yëpp ci alxuraan ne loolu la wax. man nag li ma jàng mooy. ku tàggu sa baay bëgg ñaareel ba muy tuddoo ñaareel. waaw mais Oustaz loolu tamit du xolam du si gën a metti. man en plus. mais boo ko tàggoo mën na la bàyyi. Bon, à suivre lundi, Inch'Allah, à partir de 15h, fii ci à vous l'antenne. Donc, ba bàyyi leen ngeen tàggatoo. Donc, Marème nee na dina ñëw lundi, Benoît nee na dina ñëw lundi. Oustaz Alioune Sall donc dina ma confirmer ko ñëw lundi teew. Mais ce serait bien nag nga ñëw nag Oustaz parce que fu mu ne nii weeru jigéen ñi nañu nekk te jigéen ñi bëgg nañu leeral yu bari ci ñoom bëgg nañu leen jàppale comme ça ñu gën a mën a xam seen àq ak seen yelleef comme noonu lañu koy waxee yaakaar ak seen wareef pour tous là waaw yelleef bàyyi leen devoir yi te di wax ci droit ñi. d'accord donc lundi Inch'Allah ñu dellu si waat ci à vous l'antenne merci maa ngi tàggaloo ñëpp di leen ziar yi ñëpp ba pare di leen wax à lundi Inch'Allah te yàlla bu ci kenn manqué alhamdulillahi rabbil alamin amiin jërëjëf di rafetlu émission ayca kon ñu tàggoo ñu ni tamit Aziz ñu ngi lay jaajëfal si teylu bi di jaajëfal suñu auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu depuis 15 heures ci antenne à vous l'antenne Benoît. waaw li may tàggoo rek mooy di sant yàlla. parce que dama ko yàgg bëgg toog ak Oustaz